La place centrale du français dans les héritages linguistiques du wolof bi les influences de l'arabe et de l'islam dans la langue, la littérature et la culture du peuple wolof beneen bi di le jolfo ou wolof sénégalensis origine et héritage donc ñett yi yëpp am benn dénominateur commun mu di le wolof alors lan lañ mën a jàng ci livre bi ak lan nga ci bëgg a wane exactement. am nga olof moog làkk yëpp a yem ba ci arabe ba ci yeneen làkk yi làkk woo gis rek. yuñ dafa mel ni ay wëlis yuñ tegale biñ ko tegale du tere wëlis wu ne mën nañ ko delloo ci fa mu jógee woon olof mënoon naa mel ni ay langue yoo xam ne kenn xamu leen fi mu ne langue bi gën a riche ci Sénégal gën cee ëpp doole mooy pël ak Afrique yëpp toute l'Afrique même olof yi ñuy wax ay pël la fi ne nii pël boo xam ne mësul dégg olof boo taxee kanam wax olof rek dana comprendre à travers le pël ne yow moom ngay wax dégg nga ndax bu olof bu pël ne naaj ñu ne naange ñu ne naaj bu ne nagge ñu ne nag bu ne lelo ñu ne lal bu ne soxla ñu ne soxla noonu nga koy toppee ba gis ne ndeke olof dañoo sàcc ci pël doora amul làkk seen deuxième langue bi créé pël mooy le mandeng donc pël ak mandeng ñoo composé la wolof mais gannaaw buñ ko composé aw gan ñëw fi ñu jëlee ci ñoom dugal français yi ñëw nañ fii depuis les Jeppois ñuy jàng xam nañ ko Jeppois ñu ngi jepp ñëw ak Sénégal ak yooyu ñoo njëkk a dugal ay baati français ci suñu biir làkk ñu bëri xamuñ ko mais Sénégal surtout fleuve Sénégal anglais yi ñoo ko jëkk moom français yi biñ ko moomee dugal nañ lu bëree ci biir olof booba y'a 300 ans amoon na benn Sénégambie bokkul ak bii ñu fi doon wax daawaati jéeg Sénégambie booba Angleterre moo ko créé parce que moomoon Saint-Louis moom Gambie loolu ñu bari Balakos ñoo ko fa def loolu da ngay dem ci biir ba xam ne làkk bul xeeb kenn ndax amaana yaa ngi làkk loo xam ne ci làkkam la jóge danaa joxe rek ay exemple rapide ci affaire u français bi nekk biir wolof ñeenti domaines yi loo ci wax rek xamal ne yaa ngi wax français mooy lépp lu jëm ci ñam togg lépp lu jëm ci tabax lépp lu jëm ci administration donc su fekkee ne da nga xam loolu day yomb nga xam ne tey boo nee ay salade ak mayonnaise ak laaj ak yooyu yëpp dafay nekk ay baati français ay plat ay tomate ay fourchette lantinoor waaw ba tey donc ba ci cunwaar ba ci cunwaar waaw écumoire la woon bon loolu te 4500 mots la moo tax ñu defal ko benn livre à part yàlla def diina ñëw fii ñuy wax Bani Hilaal ñoo njëkk a ñëw jógee Yémen ak arab bi ñëw ñoom itam bàyyi nañu lu mat 1800 mots ci arab ñu ngi ci biir kii boo naan simila ak saak balaxal maddaak saa su nekk yaa ngi wax arab te yëgoo loolu nag pour leeral ko ñi nga xam ne buñ ko xoolee ñu gën a xam seen bopp dañuy gën a xam seen làkk rek te itam xeebante du fi am parce que langue pël c'est la langue maîtresse de toutes les langues de l'ouest africain du ñu rek boo demee Mali fekk fa loolu boo demee ainsi de suite ñi nga xam ne ñoo gën a fort ci taarixu Sénégal mooy saraxule yi les Soninké ñoom ñu créé woon l'empire du Ghana capitale waa nga Mauritanie Koumbi Saleh seeni làkk nga fi xam nga dama lay wax benn dëkku Soninké boo xam ne ci ëpp am junne ak ñaar téeméeri at te kenn xamul ne fii Soninké yi ñoo ko taw xam nga mooy fan Dagana waaw Ghana l'empire du Ghana ñu ne fii mooy Ghana boo demee ña ko sancoon bàcc li lañ sant ñoom il faut fonder un royaume le royaume di Ouagadougou moo tudd Ghana Ghana ça signifie la forêt loolu itam lu jar a xam la mais boo neen sama saraxule bi historiquement moo la yilif
waaw donc yooyu moo tax ma génnee cosaan yi. am na sax ñu wax ne léegi ñi ngi jéem a génne affaire ethnie. fii Sénégal amul kenn ko fi am ethnie propre côté baay da ngay nekk pël côté yaay nga nekk mandeng. fu ñu mën ci dem mélange lay nekk. voilà bu ñu xamee noonu ñun ñëpp mayonnaise lañ. am nañ nen ne nañ suñu biir mais diwa ngi suñu biir ainsi de suite. alors ak ba ca ku dugg koy yëngal. docteur mayonnaise boobu ngay wax. ak livre bu am solo bii nga bind nii. nga xam ne livre boo xam ne historiquement localité bu nekk wala xeet bu nekk da nga ci wax cosaanam. bu ñu ñëwee ci koor tey weeru koor Sénégal mënu ko def ci benn weer maanaam ñu wooreendoo faw am ñu woor la veille le lendemain ñeneen ñu woor c'est-à-dire que loolu lan moo ci solution ak yow naka nga ko gisee. bu ñu sukkandikoo déjà loolu mooy Sénégal état bi dafa war a créer une autorité de régulation boobaa duñ ne ba para sàngam nañ ko gisee wala diwa ko gis te loolu sax terew la jóg Arabie Saoudite bi nga xam ne dañ ko fondé waale ak loolu weeru baraxlu rajab bi nañ ciy juum te benn fan mais ñoom autorité dañoo ubbi mboolem weer yi ak télévision ñu ne kat weer sàngam juum nañ ci benn fan te loolu royaume bi ci boppam moo ko def maanaam juum du ñàkk quelque part mais ala kulli xaalin man sama doctrine bi ma comprendre di ko doxal mooy ñun dañoo dépendre ci Makka bépp naankat am na lien ak tubaab ba ndax séeréer ba mandee jóg di traversé tali bi ca Gandiaye dafa bu jógee rek daanu ba mu yàgg mu yëngal bopp bi ni tubaab moomu di doole ñu naan mën na nga ca France di ma yëngal fii ci Gandiaye kay xam nga kooku il a compris séeréer boobu il a compris que bu sàngara si jógetul France rek kenn dootul mandi ñun itam mën nañoo cof leen suñ diine ji ne dañ ko aj suñu bopp déedéet parce que yàlla dafa wax benn aaya ci alquran buñ ko laajee yow yàlla ñi ngi lay laaj affaire weer nu mu demee loolu mooy yasalunaka ani lahillati moom yàlla mu ne mu tontu boppam ne qul hiya manaafi'u linnaasi mu ne bëri na lu ci nit ñi di jëriñoo parce que origine calendrier mooy mbay pour nit ñi mën a bay xam ne bii saison lii la weer octobre à partir de telle date ci la ñuy ji gerte ba boo ñëwoon tey jox benn waay jiwu gerte mu ñëw Sénégal mën na ñëw rek ji ko te fekk il faut attendre 5 mois pour ndox mi ñëw loolu mooy cosaan li mu ne loolu luy jëriñ nit ñi ak aj mu ne koor gi aja tax te aj mooy bésu Arafat te bésu Arafat Sénégal du ko jàpp Guinée du ko jàpp ña koy jàpp nag ba ñu paas suñ paas di dem di aji même ñooñu bu ñu leen defee référence ci wàllu taxaw Arafat te ponk la ci ponk l'islam dafay samp ci ñun di kenu ci li ci des maanaam dootuñ julli te jubluwuñ foofa te pourtant te réew yàlla ne wa aynama tawallu fa sama wajhullah ak foo mën a jubloo rek yàllaa nga fa loolu laay ak ñi nga xam ne dañoo juum te jubluñ penku mu ne foo mën a jullee rek yàllaa nga fa donc mbiru weer bi war na am autorité gouvernementale laa wax et pourquoi la commission quand même du poisson lunaire kon lan mooy pertinence am non c'est que kii bi loolu suñu mag yàlla na ko yàlla yërëm te yokk leeram Ahmed Iyane Thiam amiin dafa gisoon ne dafa am benn faay bu nekk ci affaire weer wi mu jugal boppam jël initiative am seet ay nit di ca dajeeg ñoom ñu di ca wax ba tey fii ñu toll statut boobu la am gouvernement bi dina ci gane rek par ay subvention parce que xam nga ne koo xam ne da ngay war a dem ba Fongolim bi dem Bakel dem feneen te amoo lu mooy alali baadoolo doo mën a matal sa mission mu dugal ko ci mais moom créewul weer wi te fi la koy bàyyi ñu nit noonu mais loolu initiative boobu yàlla barkeel ko mu dem tey bañ doon ko ci ñoom ci ñoo xam duñ doon alalam waaye dañ doon xam-xamam
mais su fekkee boo demoon tey Maroc benn sëriñ ñemewu la ne weer yi feeñ na même bu ko gisalee boppam. parce que il faut que mu dem ba ci roi bi entériné ko. am nañ ministère des affaires islamiques ministère boobu publier un arrêté officiel te bu boobaa ku ko wàcc ñu wàcce la ci waxin bon loolu mu nekk Arabie Saoudite mu nekk feneen ñu nag dañoo nekk ci diggante bi parce que boo demee France grande mosquée de Paris institution française la France seen bopp ñoo ko tabax Seydi Soukeyri bi nga xam ne ñi xam tarixa tijaan xam nañ ne kàngam la ci moo jiite premier julli juma ca fa nga xam ne moom mooy la mosquée de Paris institution la boo xam ne dafa lënkoo ak France institution boobu boo waxee ne fi heure feeñ na woor leen ñëpp a koy def Sénégal nag nous serons toujours la république de la pagaille. mais est-ce que tey est-ce que tey mën nañu am solution comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon góor gi ni suumu li ru'yatil hilal tey lan mooy solution bi pour ñun ñëpp Sénégal ñu àndandoo d'accord woor benn bés bi ci des mooy lan moo tax am ñu jiitu am ñu mujjee woor te bu ñu demee ba bisu Arafa ñëpp d'accord andoo woorandoo ko ci benn bés donte tey Màkka woor na ñun ñu topp ci ginnaawam. waaw loolu mu ne pagaay bi fi nekk rek c'est que l'islam buy joxe àtte daf koy nuancer ba ñi ko comprendre mën a dox ñeneen ñi mën a dox nekk nañ ci erreur mboolem ñi nga xam ne l'islam benn àtte rek la wax mais xam nga ru'yatu boobu gisu bët la wax sama doom boobu Kayre moom mi ngi indi affaire wañu weer wi mais booba yàlla santuñu ko weer wi bu dee ci machine nga koy gisee kon machine bàyyi yàlla. kon mënuñu basé wu papa ci science pour régler question wu seentu weer. mën nañ koo dimbandikoo parce que moom daf leen ne mi ngi ci kaw nga ne ko bu dee dafa xiin nag ba mënuñ koo gis daf leen ne wooral mi ngi ci kaw machine bi wax na yàlla tegul machine loolu ñun la ko teg moo tax mën nañoo dimbali ko machine bi mais mënuñoo doxee ci machine bi. fa in umma aleykum fa atimmu shahra sha'ban thalathina yawman. mais docteur est-ce que tey jii kon dañoo war a dissoudre laata ñuy dugg suñu partie actualité dañoo war a dissoudre lii di commission bi pour instaurer fi benn comme ni nga ko waxee tout à l'heure une autorité religieuse. non mission bi comme xas na ba juddu di ñu wax ne doomeeraam bu xasee ba juddu duñ ne nañ ko rendi di. dañ koy jëriñoo moo tax moom kooku yàlla tegu ko dara day jàng mën a nekk lu réeréeré donc ce qui est important mooy commission bi mi ngi fi ba fi nekkuloon leneen ay am mais comme nekk na fi nañ ci jàpp te digal leen ñoom ñu def li ñu war a def man nag personnellement daan naa toog ak Baye Niass mook sama baay ñoo bokk benn baay sama baay magee na ko ñaar fukki at ñu toog ñuy oote Sëriñ Fallou Mbacke lañ daan njëkk a oo booba xam ngeen luy numéro Sëriñ Fallou Mbacke le 3 à Mbacke pas Touba de Touba boobu amagu